ci taskatu xabaar yi ci réseaux sociaux yi ci nguur gi ñëpp moom la ñuy waxtaane ci laa bëgg a interpeller soxna Sophie par rapport ak li nga xam ne moom mooy emploi des jeunes boobu léegi li fi xew damay wax sax ca jigéen ca lépp ca lay dooree mois de mars mois bi ñu leen jagleel manifestation am fi ca 8 mars ga président de la république génn njëkk a def déclaration ne comprendre na ndaw ñi jënd ab enveloppe becc ci table ji ñu defaat as tuut ñu dajalewaat ñu fële nga xam ne moom mooy jam ñaajo defaat ay déclaration jëm ci li nga xam ne moom mooy wàllu xëyum ndaw yi loolu lépp yow noo ko jàngate waaw man dajeem jam ñaajo bi waroon naa fa dem sax mais dama leen wax ne damaa waroon dem defi ji remise de don ca Kaolack donc jotuma faa dem xam nga su fekkee ne da nga am jeunesse mu nekk majorité ci sa réew da nga leen di déglu comprendre leen ba pare soo ngay jëf dafa am ay décisions yoo xam ne à la hâte mais dañ ko war di ko togg avant ñu koy génne il faut noter que ni nekkuma fi pour défendre jeunesse bi parce que am na une partie de cette jeunesse boo xam ne li yàlla xam doy na mais fi ñu war a sante yàlla cheikh bi dafa wax lu am solo ne Sénégal boo ko ñi yoree ci saahir am nañu ko yor ci baati mais jeunesse sénégalaise bi coow lu rëy li amee am na li xew suñu réew xewoon na ci ay réew yoo xam ne fi mujj neexul mais au moins am nañ jeunesse boo xam ne ay kilifa yu mat kilifa bu ñu taxawee ne arrêté leen ñu arrêté donc il faudra d'abord ñu comprendre souci wu jeunesse bi parce que tey mën ngay créer emploi boo xam ne Sophie Gueye domaine bi nga ko jox ni ko kaay ma financé la ci nangam wala kaay ma yóbbu la ci nangam arrangé wu ko c'est-à-dire il faudra ñu arrêté ci suñu réew li ñuy woowee médecin après la mort te bëri na ñu ko fiy def ñoo xam ne il faut que réew tàkk pour ñu mën a déglu seeni ndaw il faudra ndaw ñu koy calculer ci njëlbeen ba ci lu bëri ba tax ne yenn problème yi du am d'abord ba ngay ñëw di indi ay solution employabilité amoon na ay financement wu jeunes yu njëkk a génn mais lan nga fi dégg ci réseaux sociaux yi da nga naan ku jot financement nañu wax ndax dañu jàpp ne jeunes politiciens yi rek la ñu financé ñu dem ba ndaje am ñuy déglu yeneen yi alhamdulilah la ñuy wax mais buñ fa yemale parce que c'est une jeunesse qui en a marre des promesses buñ ci yem de parce que jeunesse bii nga xam ne tey taxaw na temm ci réew mi bëgg nañu avancer bëgg nañu liggéeyal Sénégal te bu ñu bëggee liggéeyal Sénégal il faudra ñu impliquer leen mbir mi du day mel ni xale bu jooy rek nga ne ko kaay ma jëndal la bonbon dépassé nañ cadre boobu de Mouhamed xale bu jooyee ci kër nga ne ko kaay ma jëndal la bonbon mu noppi boo xefee sax nga delluwaat sa activité fàtte bonbon bi dépassé nañu cadre boobu donc il faudra qu'on implique encore plus la jeunesse mis à part sax emploi yi dans les instances de décision moo xam assemblée nationale la moo xam ministère yi la moo xam leneen mënoo am pays boo xam ne majoritairement ay jeunes la nga dugg ci entreprise yi paa yi nga fay fekk dugg ci ministère yi paa yi nga fay fekk foo mënti dem paa yi nga fay fekk te même pour l'emploi boo xoolee CV yi dañuy def en sorte que dañuy def sax âge parfois wala ñu ne la diplôme nangam nañu créer ay conditions yuy tax ne même si l'État ne finance pas dina jeunes yi dinañ am accès ci emploi mooy ne nga jaar état ñàkk jaar état conditions yi remplir pour jeunes yi yëpp liggéey ndax nag neexul nga yeewu ci kër am say diplôme wala nga jàng xam-xam ba ne aucune condition n'est réunie pour nga mën a am benn avenir bu prometteur nañu arrêté promesses yi te ñu dem vers acte li ñu koy waxee rek lu jëf mën a lijjanti dige du ko mën. jeunesse bi daal dafa maar ci dige bi daal ci gàttal. mais jàpp nga ni voilà mais jàpp nga ni tey jii ak jeunesse bi gis nañ Sénégal instant bi fu ñu toll. jàpp nga ni jeunesse bi ñoom ñu ngi jug di waxal seen bopp parce que gis nañ fi tey jeunes yi léegi dañuy naan sax léegi jàngatuñu anaama am na ñoo xamante ne tey ñu ngi jug pour Sénégal jëm kanam ak yooyu noonu. mais bu ñu xoolee ci réseaux sociaux yi la ñuy gën a focaliser wu par exemple ay passer leur temps ci TikTok beeg yooyu noonu. est-ce que jàpp nga ni tey Sénégal war nañu arrêter loolu yëpp pour suñu avenir. je suis désolée jeunesse boobu la ñu bëgg teg ba jeunesse. non quand je dis ça mooy par exemple tey jii li ñu war a utiliser TikTok bi duñ ko def maanaam utile à l'agréable. Tu vois xam nga tey jii mën nga jël nga utiliser réseaux sociaux bi ci loo xamante ne da ngay jug pour passer message ak yooyu noonu comme ni nga koy defee marché mais gis nañ jeunesse bi léegi nii foo bi moo gën a ëpp que. voilà moom laa la doon wax c'est une erreur. de dire cela dañoo concentré wu ci jeunesse bi foo
yaay booy ay jeunesse ngi ci ay jeunes ngi ci àll bi di yeewu yor seeni tool yi bàyyi. effectivement ça reste à savoir ndax ñun infime Sénégal bii nekk Ndakaaru mooy jeunesse surtout Dakar. non je suis désolée du ñun rek. jeunesse bi réew mi dañ ko bokk ak yeneen i jeunes yu am jom yu farlu. maintenant c'est pas parce que da nga jàngi école rek. que yow la ñuy moo tax ma ni la. créer condition yoo xam ne jeunes yëpp dinañ gis seen bopp boo demee ci mbay mi jeune bi nga xam ne jàngul école dafa doon ni tool yi baayam di bay rek nga may jox ko ay tracteur jox ko li nga xam ne moom moo koy permettre nga dem ci ki nga xam ne sàmm rek la xam nga dimbali ko dem ci ki nga xam ne kii rek la xam nu mu tudd pêcher napp rek la xam nga dimbali ko delluwaat nag ci ñi nga xam ne ils sont diplômés xool nan nga loolu laa lay wax créer condition mais jeunes yu am jom ñi ngi fi da ngay dem sax dama ni la xale yi teel a jàng alxuraan wàcce ko ñu delloowaat leen ci man taxallamal alxuraan teel leen indil ay daara ñuy transmettre seeni connaissances maintenant société bi ñu nekk encore une fois li leen arrangé mooy focaliser wu ci jeunesse su TikTok boobu parce que quand tu dis que ta jeunesse est inconsciente arme la aussi pour baisser les bras mais ñi fi nekk ñi ngi fii plateau bi ay jeunes fi nekk caméraman yi ay jeunes lañu ñi ma romb ci biti ñiy def émission bi ay jeunes lañu donc la jeunesse consciente est là c'est juste qu'on refuse de voir cette jeunesse là et de les accompagner. te aussi dañoo jàpp ne jeunesse bi aussi Dakaru kese la comme ni nga ko waxee. alors que si sous-région dinaa ci intervenir ci loolu damay jox sëñ Ibrahima. dama ko bëgg a laaj ci wàllum xëyu ndaw ñi xalaatam mooy est-ce que jàpp nga ni financement moo ko mën a régler ndax toujours dañuy wax ñoom. ay financement microfinance ak ay DER gi yëpp yàgg na fi. président sax bi mu génnaat dafa beneen financement bu muy dox ndaw ñi. est-ce que jàpp nga ne xaalis moom moo ko mën a régler. déedéet xam nga bi may wax condition dama ne condition de telle sorte que du état rek mooy financé. oustaz. ba ci entreprise yi joxuñu jeunes yi day kii bi war da ngay nekk ci benn bërëb di fa stage ñu lay exploité on est une jeunesse exploitée nga jékki-jékki rek kooku arrêté. toog ca àngu koñ bi di def leneen ak leneen donc li ma wax mooy une société qui crée des conditions boo xamante ni jeunesse am du maar jeunesse bi ñu gis tey gis nga oustaz jeunesse bi nga gis ñu nekk ci biti di def lu leen neex lu tuuti la face à ñi nga xam ne tey jugoon nañu ndeysaan pour am benn avenir bu prometteur ñu leen di exploiter ak yeneen faudra ñu defaraat comportement beneen jeune mos naa ko wax ci benn plateau defar projet ba mu baax mën ci am ay millions dem déposer ko ku ko ëpp alal mu jël ko yooyu yëpp mi ngi ci réew mi te kenn du ci wax. mais lan mooy solution bi. solution bi mooy. d'abord que ñi nga xam ne ñu yor entreprise yi arrêté di exploiter xale yi bu ñu xasee ba am diplôme. te nga xam ne teg nañu seeni projet bu la parents yi nga xam ne am nañ ko eux aussi ñu financer seeni doom da nga yor sa waajur ci kër mu yor alal ju dul jeex lu dul doon doo ko ci def. pourtant le meilleur bailleur c'est le parent. bu ñu fi doon wax solution yu dul waxtu bi daf ñuy dab. yow mel yëf yi da nga ko jox privé bi te ñu bari dañoo jàpp ni privé bi moom mooy solution pour ñu gérer problème emploi. privé beeg public beeg ba ci familial bi oustaz. dem naa ba ne waajur sax dana financer doomam mu liggéey. nañ ñu gëm rek. voilà. waaw bëgg naa jox oustaz. waaw balaa ñuy jox sëñ bi moom ci wàllu ndaw ñi. ñàkk xëy mi lan la jàpp ne mooy solution. laataa ma aussi moo tax ci kaw ngëm boobu noonu laa bëgg a rebondir aussi tamit di rappeler que ni Sophie moom lañ primé woon ci li nga xam moo nekkoon Women's Choice Awards Africa ci mois d'octobre si je me trompe pas 2020 donc gis nga ci kaw yooyu noonu boo xoolee boo tegee benn Sophie tey jii nii xool jeunesse bi ñi nga xam ne ñoo ko gën a féete ndaw même ñi ko gën a féete mag sax te nekk ay jeunes ñu jéem leen a tàggat former leen ci yoon bi nga xam ne moom la jël jusqu'à ce que ñu koy primé feneen foo xam ne bokkul ak Sénégal di dooleel ñi nga xam ne ñoo nekk ay ndaw jiite ay kuréel yu ci mel ni Racine de l'Espoir ak yeneen yoo xam ne tey jii ñi ngi teg ay acte di fexe ba jëmale Sénégal kanam te yaakaar naa ne loolu rek bokk na ci formation yi nga xam ne mooy li gën a yomb pour mën a jàppale jeunesse bi nga xam ne ñoo fi nekk am ay ak citoyenneté merci beaucoup nekk fii am ay idée am ay mën-mën yoo xam ne tey yi may ñu leen doole parce que tamit ku mel ni Sophie bu demee fenn bitim réew ñu nominé ko ci tey jii bu yegsee Sénégal war nañ mën a def de telle sorte que ñu gis li nga xam ne moom lay liggéey valoriser li nga xam ne moom la nekk di def yaakaar naa ne bu ñu defee loolu rek déjà ñi ngi jàppale jeunesse bi sans mu nekk ay affaire de politique ak yeneen quoi waaw parce que waxtu bi moo ñu xaw a xot man dafa am ñaari ponk bu mu yaa naa njëkk a yëkkati ak sa bos bu ma ñor yow laataa may jox